suñ collaborateurs yi tamit Cheikh Niang depuis Espagne ñu ngi koy nuyu Aliou Mariam depuis Allemagne ñu ngi koy nuyu bu baax di nuyu nekkal Dakar tey def ay émission ci seen web rajo Ndiaye PA yi seen web rajo Ndiaye PA yi nag maanaam seen rajo la suñu rajo la ñaan yàlla rek yàlla jàpp ci mu gën a avancé ci kanam te am nañ ci yaakaar bu baax waaw ñaan jàmm aussi ci réew mi comme ni ma ko faral di waxee weeru koor bi tamit ñaan yàlla may ñu kàttan ba ñu eggale ko ci jàmm ak salaam Sénégal moom weeru koor commencement bi rek moo ci xaw a séntu bi moo ci xaw a métti waaye fi mu toll mine de rien rek ñu ngi dugg ci suñu première semaine ñaan yàlla bu egg ci jàmm ak salaam kon tey la talaata ñaar fukki fan ci mois d'avril 2021 ñu jukki li nga xam ne nii càmbar li nga xam ne nii moo nekk ci biir yéenekaay yi ni ñu koy waxee commentaire des titres de la presse presse bi nag moom dafa mel ni koor gi dafa mel ni ñoom dañoo xaw a war tuuti presse bi ndax daal boo dee xool actualité bi daal presque li xew démb rek mooy am continuité waaw li muy bari moom bariwul li xewoon démb rek ci la ñuy waxaat li ci mel ni pharmacie bi garab yi li ci mel ni élection locale yi waaw yooyu daal ñu ci gën a fës waaye ñu continuer ci noonu rek ndax xam naa ne ci kanam tuuti rek affaire yi dina commencer changer parce que élection yi moom buñ ci xasee dugg rek coow li commencé moom déjà sax da ngay gis ci journaux yi nga xam ni coow yaa ngi ciy commencé kon nag ñu commencé ci pop nee na la fédération sénégalaise de football rappelle Aliou Cissé à l'ordre waaw fédération daal ñu yor wàllu football bi daal ñu ngi wax ak seen entraîneur bi xam naa loolu ñoom Ibnu dinañ ci ñëw ci fan yi samedi incha allah rabi populaire tey loolu la ñëwee populaire aussi xëte na El Hadj Diouf ne mooy défendre mooy avocat yi borom pharmacie borom garab yi ñëw na ci Guy Marius Sagna di wax daal muy expliquer maanaam fukki nit yeeg benn yoo xam ne daal ñoom ñu ko ci taxaw mu ci moom la ci yenn kaay yi xëti tey koy lim fédération waxoon nañ ci démb je crois que li ma ci waxoon rek moo ciy amaat malheureusement démb aussi amu woon temps pour poster revue de presse bi mais démb dinaa ko def tey parce que contenu bi presque benn la démb dañoo amoon ay rendez-vous enquête ñëw na ci maanaam ni ma ko waxee sànq ci bële rek affaire yu médicaments yi accusation contre accusation maanaam tuuma contre tuuma waaye daal déglu naa ci suba Zik FM Birahim Touré encore muy wax ci maanaam xeetu garab bi nga xam ne nii moom la ñuy waxee faux médicament nee na ay paracétamol ak garab yoo xam ne dañ koy boole ak yeneen garab ak
hmm, xaw ko xaw ko minimiser daal un peu acte bi naa ay matériel la ak ay nangam nangam xam nga il faut que nit ñi xam ni sénégalais yi nga wax ko mbaa nga bañ ko wax c'est-à-dire gënuñoo yeewu sénégalais yi waaw bu fekkee nag xam nga loolu maanaam booy wax ci rajo ah da ngay natt bu baax li ngay wax parce que boroom xam-xam dina la déglu ku xamul dina la déglu ku xam dina la déglu dina xam ba xam sa wax ji jub na wala jubul même boo jàngul sax dina xam ne yow lii ngay wax jub na wala jubul ci misaal tey boo demee ci kaso bi ah am na ñu fa tëdd ñoo xam ne nii ah dañ leen a jàpp rek parce que dañoo foog ni dañoo def maanaam loolu ñuy wax détention provisoire dañ lay jàpp néggandiku ba xam yow def nga wala defuloo boo demee ay centaine de personnes ñu ngi ci kaso bi ñoo xam ne dañuy xaar ñu xool ba xam li ñu leen tuumal am na wala amul waaye yow léegi yow nooy toogee ci rajo ñu wóor na lii li mu def am na nga naa garab yi nangam ak nangam la loolu erreur bu rëy la loolu erreur bu rëy la yaakaar naa affaire bi bu amuloon ministre bi du ci wax journaux yi duñ ko génne kon nag lu am la ay faux médicament la ak ay médicament yu baax la yu dugg ak ay nangam yooyu yëpp li ci am solo moo di médicament yi ni fi garab di duggee ci Sénégal jaarul ci yoon woowu pour dugg biir Sénégal wax ji yëpp mooy loolu am nañ pharmacie nationale d'approvisionnement boo xam ni moom rek moo am sañ-sañ di jël garab di ko distribuer waaw su garab duggee ci biir moo xam garab la moo xam matériel te jaarul fi mu war a jaaw est-ce que loolu légal na loolu y a pas besoin même d'expliquer ay nivaquine la ak ay paracétamol li ñu jàpp moo di garab yi dugg na biir Sénégal te jaarul circuit bi mu war a jaar loolu mooy wax bi waaw ay waaye ay paracétamol ak ay kii ay deuxièmement nga jóge ci loolu nga naan nañu wax la ñu war a wax parce que garab ya nekk ci kër sëñ baa nga fële te kenn waxu ci xoolal ma rek ni mu transféré problème bi yóbbuwaat ko ci beneen niveau waaw lu tax ngay xaar ba heure bi ngay wax ci kër sëñ garab yi ci kër sëñ bi ba pare yow sa biir wax nga ni wéy parce que gars yi dañuy dem ci kër sëñ bi parce que soo demee hôpital dañ lay bindal garab boo xam ne ni bu dee jar 30 000 francs boo ñëwee ci kër sëñ bi ñu jaay leen 15 000 francs lay am na yoo xam ne dañ caa toll rek waaye bis bu la yàlla natt woon ba nga toll ci ñoo ñuy dem kër sëñ bi di ko jëndi nga toll fa boobaa di nga xam kër sëñ bi mooy lan kër sëñ bi lu leen waay wax tooñ leen ma ni wax naa ko fii nee naa leen affaire ba nañ xool source ba waaw fekk ñay alimenté kër sëñ bi ñooñu la ñu war a xool waaw ñay alimenté kër sëñ bi nañ ko xool suñ ko xoolee yaakaar naa ne kër sëñ bu ñu demee ba amatuñu garab yu jaay dañ seeti leneen néew ma li ñuy def dëgg la de néew ma teg nañ ko ci yoon parce que nangam waaye ci contexte ñoom bi ñuy waxee nii ci contexte boobu lañ leen di tonton moo di kër sëñ bi ñëpp xam nañ ni am na ñu fay jaay garab légal na légalul ñëpp xam nañ ko comme dans d'autres secteurs rek secteur boo dem am na ñoo xam ne ña ngi fay def loo xam ni légalul am na ñoo xam ne ña ngi fay def lu légal waaw ña nekk ci kër sëñ ba même bu ñu leen ko terewoon foofu mën nañoo jël seeni garab dañu ko bërëb di tambaambaalu foofu rek parce que boo demee Sandaga demal ci fi ñuy jaayee frigidaire yeeg yooyu fi ñu jaayee meuble frigidaire boo soxlaa meuble nga dem fi ñu jaayee di nga gis ñoo xam ne dañ lay topp ne la loo soxla
yaa ngi dégg frigo nga soxla wala am nangam bu ñu demoon ba kër sëñ bi amatul tamit nit ñi foofu la ñuy xëy rek toog yor seen banque boo dem ñu ne sëñ bi loo soxla woon nga dem a nangam ñu dem mën nañoo génn yow bu ci biti dem ci ab néeg jox la ko est-ce que loolu réellement maanaam jàpp waa kër sëñ bi mooy le problème bi nekkul foofu nañ bàyyi waa kër sëñ bi te wax ci ndey mbili gi moo di fan kan moo dugal garab bi ci biir Sénégal gi fan la jaar ñan ñoo ci nekk waaw te ni Sénégalais yëpp yaakaar léegi mooy li ma wax sànq rek Sénégal yi dañuy dem ba à un certain moment donné maanaam kaddu maanaam nit kaddoom du am valeur parce que koo wax rek mu naan fii da lay mujjee ndax gis nañ fi benn Guinéen xaw ma bu ko fi defoon dañ ko libéré sax amaa ñu koy atte voilà donc loolu lañ doon wax ci enquête ñu bind le quotidien mi ngi ñëw ci Fouta Ramadan sous la canicule ruée vers Dakar les jeunes disputent les places de bus aux personnes âgées nee na daal Fouta dafa tàng boo xam ne léegi nit ñaa ngi daw di génn ndax romb na moi je crois que romb na 41-42 degrés ne la nit ñaa ngi daw di jëkkante bus yi pour génn dëkk ba ndax dëkkante mag ñi bus yi Fouta na kii bi nañ ci may waa kii waa France ak Espagne ci tàngoor yi ma ne Fouta envoyé leen tàngoor yi waa Europe ñoom de xamuma temps yi est-ce que newuñu ci ay 12 ak yooyu te ñoom kat bu newee ci 12-15 boo waxee mën naa temps bi dafa neex tey ay 12-15 yooyu la ay 12-15 yéen di ku leen envoyé woon 40 Fouta yële yàlla de mën na ko na jikki-jikki inversé affaire yi envoyé leen 40 waaye bu indee 12 yi fii tamit mu lambay ñaaw de 12 yi de mu ñëwee fii lambay ñaaw kon nag adduna ngi noonu kon nag Fouta daal tàng na jër le mandat maanaam dafa am journaux yoo xam ne dafa mel bu campagne di ñëw rek laa leen di gis xaw ma mandat bi de miinu ma ko bien vrai que temps yëpp maa ngi koy tudd numérisation du paiement des travailleurs Macky monte la voie waaw nee daal ni ñuy fayee maanaam Sénégalais yi ci maanaam xaalis bi espèce mooy boo liggéeyee ba weer dee li nga liggéey ñu fay la ko ci espèce maanaam ay billets au lieu ngay dem ci kees gi au lieu ngay dem banque wala ñu ne koy virer ci sa compte da ngay dem billetage rek ñu wañal la li nga amel waññu ko joxal ko nga yóbbu nee daal ñoom seet nañ ba seet daal il faut loolu ñu changer ko loolu ci fonction publique rek lañ ko mën a def waaye nag dañ ko xool bu baax parce que nit ñi de fu ñu demul rek da ngay jéem a xool lan la lii genre réforme la soo koy def da ngay jëkk seet lan moo tax ñetti Sénégalais yi yoo jël comme ñoom ni ñu koy waxee ñaar ya ci guichet la ñuy fayeeku nga xool lan moo waral loolu ba pare lan moo tax Sénégalais yi ñetti yoo jël ñaar ya ñu fayee leen ci guichet moo leen gënal ñu dem banque kooku mooy benn jàngat bu njëkk bi ñaareelu aussi yaakaar naa ne affaire yi mu ngi bëgg a yéex 9 ans après amoon na fi bu ngeen fàttalikoo ay jamono ñuy wax ci affaire administration bi ci bureau yi teel a xëy beeg ñàkk liggéey si beeg pointage yi nga war a def ci bureau yi ndax nit ki administration bi dañuy liggéey si wala duñu liggéey si ñi nga xam ne dañ leen di fayeeku te duñu ay fonctionnaire xam nga loolu ci mboot nañ ko fa temps yële mais Sénégal moom dañuy wax benn affaire benn bés ñaar phrase daal di xëddeen comme ni ko gars yi di waxee doo ko déggati mooy comme lii rek
léegi moo tax Sénégalais yi du ñu sonn ci yenn commentaires yi dañuy lire rek dem. numérisation paiement des travailleurs mais bu ñu xoolee ba ci biir travailleurs yi seen salaire moo baaxul benn travailleurs yi ay contrat yi leen di defal du ay contrat à durée indéterminée travailleurs yi sur le plan social am na ñoo xam ne sax duñu leen cotiser au niveau de l'IPRES pour seen bu ñu feebaree faju wala seen doom yi bu ñu feebaree faju léeg-léeg gis travailleur boo xam ne da ngay dem feebar nga dem ci hôpital bi ñu ne la suspendre nañ seen entreprise nga dem ci pharmacie bi ñu ne la suspendre nañ leen seen entreprise parce que salaire yi aussi dafa nekk salaire yoo xam ne nii bu fekkee da ngaa nekk un travailleur liggéeykat boo gis li muy jëkk a xalaat mooy am kër bu mu dugg waaw am kër bu mu dugg xam nga ñoom temps yi passé dëgg nañ Abdoulaye Sow mu ni dañuy tabax lu mat 100 000 logements pour jox ko travailleurs yi à raison de 12 millions de francs CFA 12 millions de francs CFA mais xam nga li Aliou Marème doon wax keroog gis nga yii yëpp yooyu gis nga logement de fonction yooyu ñuy wax noonu Abdoulaye Wade ko démarré woon fii ci Diamniadio avec entreprise bi nekk amoo bi nekk bi remplacé amoo dañuy fàtte nu mu tudd moom moo defar kii jaxaay yi fàtte naa tur Sagef sooy dem Diamniadio ci virage bi à droite cité yi ngeen gis foofu Abdoulaye Wade dem na ba inauguré ko parce que bi muy départ fekk na mu pare waaw c'était des cités des fonctionnaires sax lañ ko tudde woon mais loolu su fekkoon ni continuer na maanaam kon heure bi fonctionnaire yu bari am nañ kër mais affaire bi ba fi Abdoulaye Wade jógee ñu eggale ko foofu la yem parce que il était prévu àll boobu yëpp ñu def ko ay cité mais ñoom dafa mel ni lu Abdoulaye Wade commencé woon rek ñoom pour ñu ñëw continuer ko dafay nekk problème loolu moo dal ci université du futur ñu hôpital Dalal Jàmm baa nga ne bi ñu ko fi bàyyee ba léegi nii presque nu mu fa mu waroon eggu fa ak yeneen donc numérisation paiement travailleurs yi liggéeykat bu ne liy njëkk a xalaatam mooy am kër bu mu dugg ndax lu yaas wàcc ko waaw waaye imagine nga yor salaire boo xam ne chaque fin du mois te fii bu fekkee ne Dakar la Dakar mënoo fay am appartement moins de 100 000 francs 150 000 200 000 waaw 100 000 francs moom boo ko amee moom xam ne appartement bu xosta bu yam il faut au minimum nga am 150 000 pour nga am appartement boo xam ne dañ ci mën a nekk yow ak say doom nekk à l'aise boo bañee bokk waaw léegi imagine tey chaque fin du mois nga génne ci sa salaire 100 à 150 000 te bu ñu lay fay indemnité de logement am na ñoo xam ne sax amuñu ko bu eggee 100 000 ci la yem waaw courant ñëw ndox ñëw élèves yi jàng ñëw ba pare nag léegi nag yow nga soog a dugg ci dépense famille bi ak say besoins personnels ak li nga bëgg a épargner pour maanaam tabax kër loolu foo ko jëlee parce que bu ñu la jaaralee ci banque bi mais banque bi dalay fay ay taxes te banque pour mu lebal la xaalis boo tabaxee da nga koy jox ay garantie te garantie bi moo di il faut nga ñëw indi wan ko sa bulletin de salaire mu xool ne yow est-ce que yow li ngay laaj sa salaire attan na ko wala attan na ko parce que banque pour mu lebal la dañuy xool sa salaire ni buñ xoolee dépenses yi am na chiffre boo xam ne bu fa eggee ñoom am na montant yoo xam ne duñu la ko lebal parce que amuñu droit maanaam dafa am loo xam ni amuñu droit laal ko ci sa salaire maanaam boo dee fayeeku 100 000 waru ñoo dagg sa salaire ba mu des ay 60 000 waaw donc bu ñu ñëwee ci sa salaire fekk yow yaa ngi am ay bor di ko fay bu ñu xoolee bor yi nga engagé wu ba pare nga bëgg a prêt ci banque bi dana la attanoo ko parce que sa salaire bi sa plafond bi fii la yem donc mënu ma la lebal 5 millions mënu ma la lebal 10 millions te fii pour nga tabax fi kër il faut nga téye 15 millions au minimum pour nga mën a engagé kër boobu nga xam ne boo paree di nga ci mën a dugg te foo jëlee 15 millions banque ay 5 millions la gën ngaa bëri la lay lebal
voilà le problème moo tax ma ne la ñoom dañoo war a càmbar maanaam problème mu loyer bi lan moo tax travailleur bi du ñu dem banque amul benn banque booy dem boo xam ne ay taxes nga fay fay ñu jiital la nag te buñ la xasee jiital c'est fini boo fa amee boru 3 millions 5 millions balaa bor baa jeex nga jëndaat beneen bor noonu nga koy tegloo maanaam doo fu da ngay téye doo fa dem doo xaar ba bor bi jeex toujours buy waaj a jeex nga jëlaat beneen pare fay la nga fa amee woon ñu dagg ko ci ba pare bu ñu la lebalee 5 millions fekk dese nga fa 1 million ñu dagg la 1 million fay la ay taxes ba pare booy génn ay ci 5 millions bi ay 3 millions moo la fay dese la kañ nga ciy génn kon na état bi xool au lieu muy xool maanaam numérisation paiement yi na xool ji ma continuer politique sociale boobu am na ci ñoo xam ne commencé nañ tabax te eggagul am na lu ñu doon tuddee crédit DMC direction et la monnaie du crédit bu dee fonctionnaire yi Abdoulaye Wade moo ñëwoon fekk ko ci ay 10 millions xaw ma booba fonctionnaire yi dañoo am benn fonds boo xam ne ci lañ leen di lebale xaalis Abdoulaye Wade moo xëy rek yóbbu ko ci ay 400 et quelques millions ba nga xam ni fonctionnaire yi da ngeen mën a am près wu 4 à 5 millions de fois loolu bu fekkoon ne mi ngi yokk ba heure bii logement yi di yokk kon léegi fonctionnaire bu ne léegi nga dugg sa kër voilà loolu di laa xam ci mbir moomu donc poñ boobu daal numérisation salaire lu baax la parce que am na sécurité waaye travailleurs yi tamit dañ xool ba xam fan la seen salaire yi toll. Walf Quotidien muy ñëw ci le début de la DER pour Pape Amadou Sarr waaw moom muy xëtamu njëkk ñoo ne ci fédération sénégalaise de football Augustin def na bilan bu vide waaye nag point d'interrogation DER bi daal DER sénégalais yi ñi koy soog a xam bi manifestation amee président ni dañuy wutal xëy xale yi ci lañ soog a xool kuréel yi fi nekk ay la yéen ndekete am na ay kuréel yi fi nekk yoo xam ni joxoon nañ leen xaalis pour xëyum ndaw yi waaye kon mu mel ni DER bi ko gars yi joxe bien vrai que waxoon nañ ko ne leen waaye publicité bi mu am ni temps yi ak ni waa ji di génne temps yi man waa ji wóor na yàlla ni man ci kii bi laa ko gisee nii après coow li laa soog a gis kanam gi waaw maanaam day am projet de gars yi jox leen xaalis mais projet bi boo nekkul dans le système doo ko xam ñoom ñoo koy waxante ne bouche à oreille rek gars yi di lijjanti seen mbir ci seen mbir kenn du ko yëg waaye problème baa ngi nii waaye su fekkoon ni projet DER bi su fekkoon ni def nañ ci liñ ci war a def maanaam def ci publicité ba ca war def ci publicité ba ca war kon Sénégalais yi dinañ xam lan mooy DER waaye boobu ña ngi ko doon def pour na wut waaye DER moom bu fekkoon ne am na réussite DER mooy xaalis boo xam ne ci financement bu gaaw ci xale yi ak yu jigéen ñi xale yu ndaw yi ak jigéen ñi waaye néew ma amul ñu ci amul de waaye ñaari biir am na ci moom maire yi yuuxu nañ ko ndax projet bu mel noonu mu nga ñëw ci goxu maire di ko exécuter te maire bu yëgu ko loolu mooy problème bi xanaa lu mu bon maire commune ñuy wax le premier magistrat de la ville de la commune su état bi dafay benn projet nga war a dugg ci commune bi xanaa war ngaa dem ci maire ba toog moom même bu xaalis bi jaarul ci moom nga ne ko man de maa ngi dugg sa commune nii ak nii ëllëg si biir du benn maire du la weddi waaye li tax maire yooyu yuuxu la mooy nga ñëw ci ab commune waa ji yóogul tinul nga ne commune sama commune diw de def naa ko lu mat 200 millions te maire bi yëgul loolu mais dañ lay yuuxu waaw dañ lay yuuxu yoon du yoon
communes yi même su fekkee ne dafa politique démembrement de l'état la maanaam état bi moo jël ci ay pouvoir am yóbbu ko ci communes yi la ñu war a mën a def nag ba maire ba di doxal yoon loolu beneen affaire la waaye maire bi ci boppam texte yi ci boppam moo ko may pouvoir boobu waaw texte yi moo ko may pouvoir boobu état day jël ay fonds yi ñuy tuddee fonds de concours fonds de dotation ak xaalis boo xam ne da am fu mu koy jëlee mais bu ko jëlee da koy yónnee ci maire yi def ci beneen liggéey waaw léegi nag noonu état bi def noonu di jël xaalis bi di ko yóbbu ci maire yi ñuy def beneen liggéey mais su état bi amee projet boo xam ne dafa war a dem ci askan bi fan nga war a mën a jaar ba atteindre askan bi doo ci boole commune yi benn waaye rek mooy dugg rek jaar ci association yi wala jaar ci ay ONG wala jaar ci ay étude xanaa mën nga di maire bi sax yow defal ma étude jox ma nga boole yow sa étude bopp ba pare nga def sa rapprochement xool waaye nga dugg ci commune jàmbur def fa la nga fay def xëy rek def naa fii 200 millions def naa fii 100 millions te kenn xëy. Voilà monsieur Der, moi je crois que voilà le problème. S'il n'y avait pas les manifestations, kenn du la xam doo gën lii yëpp manifestation moo ko waral. Las kii moom Valdiodio Ndiaye la tudd moom dal na ci ko opposition bi nee na local beeg dialogue national beeg 3e mandat bi nee na daal homme politique sénégalais yi ne va plus loin que le bout de leur nez nee na daal seen gis-gis sorewul seen kiiwu bakkan seen catu bakkan seen gis-gis daal sorewul nee na on ne doit pas s'amuser à tripatouiller le calendrier des locales nee na kenn warul fo di maanaam fooye maanaam datu élection nee na meeting yi nga xam ne mel na benn bokk yaakaar yi def ñàkk mat ci politique la ñeenteel ba nee na Khalifa le chef de l'état dafa war a amnistier Khalifa Sall ak Karim Wade nee na certains policiers en manque de perspective avec absence totale de vision et de protection nous sont mis à nous insulter mais daal am na ay hommes politiques yoo xam ne newu fi di saaga nit ñi rek ku wax ñu saaga la waaw am na ci point yoo xam ne yooyu am na ci point yoo xam ni xëy na bu demee ba ci biir dina ko càmbar waaye man la ma faral di wax rek gis nga situation bii ñu nekk nii c'est la responsabilité de l'État et au premier chef le président de la République Macky Sall nga xam ne moom mooy signé ay décret ni telle date la ñuy dem élection du dëgg dañu wax ne dëgg rek Senghor jaar na fi Abdou Diouf jaar na fi Abdoulaye Wade jaar na fi waaye li ñuy dund nii ci affaire élection nii lu commencé ca parrainage ba référendum ba 16 points yi sax fàtte nañ ko léegi te 16 points boobu ñi ñaa ngi fàtte ni statut de l'opposition ba ma nga ci biir mais doo dégg sax ñu wax ko date élection yi locale 2 ans musu fi am kon nag yaakaar naa ne opposition bi daal lu leen waaye dugal ci biir daal tooñ leen wax dëgg yàlla mën nañ leen reprocher nag seen tasaaroo seen ñàkk ànd pour xeex mën nañ leen reprocher su kenn amee problème ñeneen ñi seetaan ko mooy comme gis nga bi Karim Wade amee problème ñoom ñëpp dañoo banque seen loxo waaw ñu ci bari sax dañoo wax demande sociale la waaw waa PDS rek ñoo fi nekkoon di dem ci terrain bi di dem tribunal di mëq ay lacrymogène pendant 3 ans ñu taxaw rek di seetaan waaye ba mu jógee ci Karim song Khalifa gars yi ne attention de attention ñu nu ko rab tëj ci kaso bi ñu tamati Sonko gis ni lañ def Karim def ko Khalifa Sall bu ma seetaan ñu def ko ñu ni bëri jóg kon opposition bi dañoo war a nekk opposition de principe maanaam su pouvoir bi jógee
di dal ci kaw nit mu wóor na ni kii li muy dal ci kawam da koy xeex ndax xeex politique la parce que enrichissement illicite bi ñu jàppee Karim Wade ñoom nekk ci opposition bi ñoo la gën a xam ni bataille politique la woon parce que il fallait éliminer le PDS parce que PDS c'est un grand parti te ñoom comme ay parti yu ndaw lañu tant que PDS est là ñoom du ñu mën a génn il fallait ñu seetaan ñu néew doole PDS bu ñu mën a génn dañ ko wax mbir mi nañ ko wax bu ñu ko ragal waaw booba ñàkk a xam nag lan moo suuxat PDS la waaw kenn jàppale wu ci moom defoon nañu rek bu PDS daanee 2012 rek alors dañuy jàpp gars yi écraser leen PDS dootul exister ñu tas ko ci dynamique boobu ci lañ continuer ba ci li ci mujj ba ñi nga xam ne ñoo newoon ci bopp bi sax dem rejoindre l'autre camp c'est le même dynamique boobu la mais ba ñu xoolee ni gis ni malgré ñoom ña ngay def loolu waaye parti bi kat ci suuf am na loo xam ne nii grâce aux réseaux sociaux parti baa ngi formé wu waat ay nit yoo xam ne yu bees yoo xam ne kenn sóoru leen woon ay association ay mouvement ay nangam di juddu di doxal parti bi di ñafe fii toll ni boo duggee ci réseaux sociaux yi ñaata groupe karimiste moo am te groupe yooyu leer na leen lu leen Karim Wade defal na leer na du leen PDS defal la mais da ci nekk ay nit yoo xam ni dañu doon xeex injustice parce que ñoom dem nañ ba rendre compte ni Karim Wade mii lu ci mel ni ay temps ay askaw amoon na ak yeneen ñoom Cheikh ñaa ngi ci dynamique boobu lañ nekkoon malgré que dañoo nekk ci parti bi mais il fallait ñu am benn cadre boo xam ne ci dañuy toog di daje loolu moo indi ay mouvement de soutien à Karim loolu nag mu dem ba nga xam ne boo duggee ci réseaux sociaux ay photo Karim Wade rek ngay gis ci koo xam ne ni sa waay ay jamono kenn bu ko woon teg bët alors bi ñu seetaanee loolu ñu ne 25 personnes ñu xool 25 yi kenn rek lañ ci jël te lañ ko toppee kenn toppewu ko alal yoo xam ne nii ci maanaam li mu doon gérer réew mi daf ko détourné wala mu jël xaalis réew mi fétti na ko bor mbaa mu càkkaay ko déedéet dañ ni ko rek yow alal ji nga am foo ko jëlee koo xam ne bàyyam nekk président de la république état Sénégal di ko woteel budget 8 milliards par année papam 8 milliards par année lañ ko doon woteel mu def fi 12 ans loolu moo presque 100 milliards wax ma fii ban sénégalais nga gis état Sénégal di la jox 100 milliards de francs te doo jël sa jabar ak say doom ak say jarbaat ak say kii ku nekk nga am loo ko jox mu dem kii mel ni Abdoulaye Wade laa gis yàlla may ko ñaari bant mu am 8 milliards par année su ko neexoon mu sànni fële ca France ku ci nekk chaque année mu dugal la ci sa compte 1 milliard mbaa 2 milliards bu jaxalee 8 ans ku ci nekk da nga am lu mat 20 milliards nga dem dund si dund waaw kooku noo koy topp naa ko léegi enrichissement illicite te yow la nga yor nee nga ni waajuru moo la ko jox gars yi di seetaat bañ ni ko ràpp ci kaso bi 25 yi moom dong moo ci dem kaso te nekkul ministre de l'intérieur nekkul ministre des finances nekkul premier ministre alors seetaan boobu ngeen seetaanoonu moo dal ci Xalifa ñu seetaan ba ngeen demee ba ci biir na ngeen xam ne léegi yéen bu ngeen nekkee di seetaan nit ñi waaye ci seen kaw la jëm c'est ça donc je pense que l'opposition am nañ part de responsabilité ci situation bi su fekkoon taxawaay ba ñu waroon taxaw ci ay jamono bañ demee ba xool ni ñii kat ni ñu dalee ci kaw Xalifa dalee ci kaw Karim Wade jaaduwul ñu taxaw tem ñu indi parrainage exclure ay nit ñu taxaw ay nit dem ba sax di yaakaar ni ñoom daal bu fi Khalifa Sall jógee mooy comme ñu dem ci élection 2019 ñoom yaakaar na dem ñàkk participer Khalifa Sall ñàkk participer Karim Wade yaakaar na defe naa moo leen di ubbil bunt yi ba sax ay nit dem sax di critiquer PDS pour que maanaam ñu wateel ñooñu pour que Macky Sall jógee fi te yow PDS bi mu tolloo ci diggante boobu yow jàppale woo ko PDS bu ko neexoon sax wateel Macky Sall PDS bu ko neexoon bu leen fayoon naar bu xoromam ay militants PDS du ñu wateel opposition bi parce que mën nañoo wax ni bañ ca tolloo ñoom kenn jàppale wu na mais defuñu ko xam laa dafa ñëw ni leen wateel leen diw ak diw ak diw kooku mooy garmi waaw kon nag laas li mu wax ci côté boobu ci classe politique bi man analyse boobu laa ci bëggoon indi amnistie bi nañ ko xóotal su fekkee état bi dafa dem ba maanaam bëggul reconnaître ni def na erreur
parce que reconnaître def na erreur mooy li àdduna bi yëpp wax ONU wax ko CEDEAO wax ko ni ko ay la yéwén procès Karim Wade bi fi mu jaar baaxoo reprendre leen ko su état bi demee ba mu wóor ko ni moom mënul reprendre procès boobu PDS ñoom dañuy wax mooy reprendre procès lañuy wax waxuñu amnistie nag état moo koy engagé def projet de loi bi yóbbu ko député yi ñoo koy voté à l'Assemblée xam nga loolu PDS mënu ci opposé wu mais PDS n'est pas demandeur waaw booy amnistie ñoom jàpp nañ ni kii dañ koo tooñ tëj ko ñetti at exilé ko 3 ans daan ko daan yoo xam ne defu ko PDS ay droit am la nekk maintenant kooku ñoo koy xool Khalifa Sall bi sax boo xoolee cas bien vrai que ni koy waxee ci dans l'administration lu mu fa fekk lu doon dox la mu ñëw continuer ci même bu fekkee ne sax accepté nañu loolu faute la ñi ko précédé moom lañu doon def waaye ku nekk xam na ni ay la yéwén xam naa ni Khalifa moom jubluwu ci woon maanaam rondal xaalis waaw moo tax affaire yi boo ko dee xóotal sax dafay am loo xam ne sax da nga naan ni parfois ay bâtine lay doon quoi waaw ces hommes politiques là boo dee xool yenn situation yi mooy xool li xew ci même Khalifa Sall mi ci Abdoulaye Wade joué na ci rôle boo xam ni en tant que maire de Dakar moom yàlla def na moo fi amoon institution boo xam ni amoon na nu mën a jàppale nit ñi pour combattre le pouvoir mais Wade démocrate la Wade xamoon na ko mais démocrate la mais xam nga ni ay les chanteurs les artistes là ak les ONG mouvement Y'en a marre yi doon dem mairie les partis d'opposition yi doon bàng defoo xam nga ni seen source de financement loolu mairie bokkoon na ca mais xoolal ña bokkoon ci source ba lépp que ça soit Khalifa que ça soit Lamine Diack ñoom ñëpp gis nga problème yi ñu am tey en tout cas bu dul moom it xel ñaaw na ci waaye nañ jàppale ni maanaam Khalifa wax dëgg yàlla deful lu jar mu tëdd xaw ma 2 ans xaw ma 3 ans kaso def ko ci maanaam jiwu ko état bi mu ko seqaloon nungu sa maire nungu sa député tëj la ainsi de suite donc opposition bi dañoo war a nekk opposition boo xam ne dañuy jàppalante waaye ku ci yaakaar ni ki la féete ci kaw boo ko xeexee yow di nga mën a jàll ba léegi ci kaw lay jëm. Les Échos. Sidiki Kaba corse la sanction à 60 jours mooy gendarme boobu fi yoroon dossier Adji Sarr bi dañu waxoon ne 30 jours la ba yàgg 45 ne yóbbu war na ko 60 jours te jàpp nañu ne boobu moytu dinañ ko rajee man daal xam naa ni daal jéggale di jëlale daal baax na te affaire yi saa yoo ko tegee rek dalul ci ginnaaw nga xool par le passé di nga gis du ko gën a garaaw fop jëlal le cas du député la Bougazelli affaire faux billets yi jàpp ñu ko fi tëj du ci liberté provisoire la nekk pourtant nee nañu ñi mu bokkaloon affaire bi ñooñu ñu ngi ci kaso bi man leeruma mais je pense que wax nañu ni ñi mu bokkaloon affaire bi mi ngi ci kaso bi moom génn na liberté provisoire yow kii fóoti na sanctionné nga ko fanweeri fan ñeent fukki fan ak juróom benn fukki fan waaw sanction ay niveau ay degré la sanction mi ngi dépendre ci faute bi waa ji def nga xool ci ban sanction la war a toll boo demee dans les entreprises da ngay dégg ñu leen nit ki fi muy liggéey fa lay defee erreur mën nga def erreur boo xam ne sax doo ko tey gars yi jox la demande d'explication nga ñëw ñu ne blâmer nañ la wala avertissement nañ la wala mise à pied 3 jours 8 jours ñu soog laa exclure sax waaye gendarme bi boo xoolee passé am fi mu jaar yëpp ak dossier li mu ci yor lu mat ñoom ñoo ko wax de junniy dossier ak juróomi téeméer yoo xam ni moom jot na koo gérer ci gendarmerie un jeune de rien du tout nga xam ni kii am na lu mu mën a jariñ réewam waaw kooku boo ko téyee sacrifié ko kan mooy perte soo koy dàq ëllëg buy génn di amaat beneen liggéey feneen
parce que tamit am na niveau de responsabilité xam ne bu fu ne eggee mais kooku xelam xam-xamam moo fa egg c'est un jeune kon nag je pense que Sidi topp waa ji di ko def 100 jours bañ naa ne da nga koy dàq léegi boo ko dàqee kan mooy perte suñ ko dàqee kan mooy perte mais nation bi mooy perte sanctionné ngeen ko moi je pense que sanction bi doy na mën ngeen ko jël muté ko yóbbu ko feneen mu sëriñ foofu te mën naa am su jotul woon ci dossier boobu du am problème te jot na fi ay dossiers yu gën a grave foofu yëpp te gérer ko voilà man kooku loolu laa amul looy wax ci moom Sidiki Kaba parce que y a des personnes yoo xam ne tamit dimbaliwuñu Macky Sall xam nga démb wax naa am na ko titré ni Macky Sall il est le seul mooy loolu nag waaw ñi nga xam ne nag ñoo war a ñoo ko jigee sës si moom ñoo waral di ko jàppale ci yenn yi di tàngamalu yenn yi waaye xam nga un ministre de la république buy def yenn yi di gën di wax yenn yi jàppale woo président de la république war na am yeneen préoccupation yu dul téye un sénégalais comme ça di ko néewal doole kaso yaa ngi fees del wax naa ko sànq nee naa la boo fa demee ci kaso yi am na ñoo xam ne nii kenn atteegu leen téye négganu ku leen nekk nit ñaa ngi fay feebar am na ñoo xam ni ñi leen jàpp ci par erreur judiciaire ainsi de suite kon nag booy jàppale président bi jàpp naa ni am na yu bari yoo xam ne sax jarul sax nga di ko wax ci presse l'évidence xam nga kii waxoon naa leen ko fi démb nañ ci def attention l'évidence day xool ay titre am rek chaque fois boo dee xool titre am dina la am fu mu lay orienté dem titre am yëpp presque c'était le pouvoir tey mu ñëwaat l'évidence mu ni troisième mandat Latmingué pose le débat Macky Sall notre candidat 2024 Macoumba Diouf notre maire au local prochain mu de la xëtee emploi la tyrannie du statu quo daal di œuvre sociale enseignement béni Mbaye Thiam Alxan au chevet des daara Macoumba Diouf moom Malick Gueye bu Latmingué moo wax moo bind de nee na troisième mandat mooy li ma waxoon sànq rek muy ñëwaat Sidiki Kaba ñii waxuñu ak Macky Sall de ñoom seen intérêt lañuy sauvegarder loolu la de amul leneen duñ ci sax sori L'Obs Macky la nouvelle démarche état monitoring une pression de ce résultat politique il faut que le parti bouge Tamba Kourel gracié pour une condamnation de 3 ans le musée encore arrêté benn xët bi laay jël rek gestion des affaires politiques waaw Macky la nouvelle démarche politique il faut que le parti bouge nee na parti bi il faut mu yëngu waaw yëngu li waa ji di wax de Ahmed Aïdara li muy wax daal troisième mandat li muy wax naan troisième mandat kenn du ko fi wax ak gaz bi jàpp naa ni deux ans yi daal lu parti bi bouger lu parti bi bouger fii ak 2024 su opposition bi amee taxawaay ba mu war a taxaw soo moytuwul 2022 dina am cohabitation waaw su opposition bi nelawee nag muy loolu waaw xam naa ne nag nouvelle démarche bi moom dinañ xaar rek dafa am une majorité silencieuse boo xam ne moo nekk ci dëkk bi soleil vol de bétail nee daal ci frontière ba moom sàccum jur moom nee na fa bari na fa trop waaw direct Diouf le show suspect de Diouf Sarr saisie de faux médicaments le ministre de la santé menace mooy li ma wax sànq rek lii moom kon
li ma doon wax ci Birahim mooy lii rek problème bu amul woon ministre bi du génn nii di wax. Tribune Benno vers l'implosion entre Louga Thiès Kaolack Ziguinchor et Kolda waaw problème yi daa yàgg bari de Benno dafay mas a nekk coalition boo xam ni dañu doon mbuxumtoo problème yi am ci biir mais problème loo ko mbuxumtoo dina egg moment boo xam ni dafay éclater maanaam day génn waaw toujours sax ci élection bi jubee lu waaye meroon denc ko rek bu élection yi jub da nga koy génn moom it ñoom it nar a am problème lañu waaw li quotidien pourquoi notre pays court à sa perte Sénégal des uns et des autres Sénégal ñii ak Sénégal yi ñële waaw dëkk bi de moom mooy loolu production électricité les consommateurs saluent les efforts de la Sénélec waaw effort Sénélec yi moom plan takkal ba la waaw plan takkal ba moom mooy ñëw noonu critique mi ngi ñëw ci PNA pharmacie nationale d'approvisionnement la défense sage et dénonce une cavale Cheikh Ba porte plainte enquête ville de Dakar par Benno offensive la finale l'info wax naa ci sànq libération Me El Hadji Diouf mooy seen avocat ci pharmacie source A le conseil de Macky déballe exonération fiscale profit des responsables APR somme donnée chaque mois au coordonnateur de la COJER distribution de l'aide alimentaire ce conseil de Macky Sall déballe moom dama ngay weer nit ñi moom candidature de substitution au local Sud Quotidien Dakar à la merci des Bleus waaw moom jàpp nañu daal ñi daan faral di dégg ci ay candidats ay nit yoo xam ne ñu yàgg xam la gis nañu daal ci élection locale yi jëm ay candidats yu bees lañ nar a am mais comme li ñuy xalaat ci Barthélémy Dias au niveau de coalition bu Khalifa Sall wala bu dee Benno Bokk Yaakaar aussi ka fay ñëw ku bleu lay doon jàpp nañu daal du am ñoo xam ne ni dañuy postuler waat comme maire bu fa nekkoon di faluwaat wala koo xam ne ni xam nañ ko ci kujje politique ku fës waaye ñi ñëw daal ñoo xam ne ni naam dañ leen xam ni waaye ci mairie ba daal ay bleu lañ fay doon ay na Moussa Cissé xëy na il sera candidat Témoin quotidien ñëw na ci méga meeting yi am nee na Yaaya Sow daal nee na gars yi dañuy dóor marto ñëw na ci cag-cag yi nañu daal cag-cag yi da daa dugg ngir Dakar léegi nañu daal mooy xeex ndax chômage bi daal léegi daal gars yi yëpp nga jublu ci cag-cag yi cag-cag yi nag dina am problème bu ci état bi jógul léegi réglementé ko bis bu ci bëggee jóg boobaa coow mooy bari waaw parce que cag-cag yi ñi nga xam ne dañoo yor maanaam wàllu taxi dañuy commencé di am problème ñu yor clando même clando bu légalul tamit ay Sénégalais ñoo fa nekk dañuy commencé am problème te cag-cag yi ni ma ko gisee amul benn sécurité xam nga cag-cag bu nekk Kaolack wala Ziguinchor wala Saint-Louis bokkul ak cag-cag bu nekk Dakar parce que cag-cag bu nekk Dakar fii circulation oto yi dañoo bari soo demee Kaolack mën ngaa dugg ci ab tali di daw ba xeex doo dajeek oto wala boo dajeek oto benn ñaar la waaye fii ci biir circulation bi la ñuy daw entre ñaari oto la ñuy daw waaw parce que circulation bi day bouché bi du ñu am fu ñu jaar léegi nag boo leen xoolee amul benn sécurité bu ci am ñi ko jël moom ils sont pas en sécurité ku ci daanu da ngay dee ku ci fiir da ngay dee moom moo tax dañ ko war a réglementer avant muy gën a indi problème fii
parce que bu si goos yi xasee dugg au fur et à mesure day yokku de parce que goos yi amatuñ ci ñuy jàpp léegi ceg-ceg daal ci capital échec de la politique de l'emploi la tout simplement loolu mooy illustrer échec politique de l'emploi des jeunes yi bu politique d'emploi bi doxe woon na mu war a dox ba xale yi di liggéey ma dans les sociétés comme des journalistes mbaa ñu dem ci àll bi comme kii ma ñu trouver ay moyens de financement yoo xam ne mën nañ ciy def lenn wala géej gi napp gi kon mën naa am du demee parce que mosul am lii moom mi ngi am maa ngi koy soog a gis man ci nguur gi ay ceg-ceg yu xam ne ay boy kese ñoo ci nekk ñoo nekk ci station yi ñoo nekk ci feu rouge yi ñoo nekk ci marché yi ñoo nekk ci partout xëy na forum bi président bi def xëy na ci indi ay solution waaye ñun loolu lañ ci jàpp kon nag loolu moo nekkoon seen càmbar li ci yenn kaay yi te Ndiaye P da leen ko defal ci seen web rajo dinaa jima posté bu démb bi ak bu tey bi incha allahu rabbi di ñaanal kay yëpp kooru jàmm di leen jox rendez-vous ci kanam tuuti léeg-léeg da leen jàpp rajo bi parce que am na léeg-léeg mu dugal ay bande yoo xam ne daal yàgg la waaw maa ngi remercier au passage Aliou am na benn appareil bu ma soxla woon wax dëgg yàlla ñu ngi ciy taxaw ba pour yónnee ma ko bande boobu bu ñu appareil boobu bu ñëwee li ma waxoon dafa am ay son yoo xam ne nii il faut ñu convertir ko en MP3 loolu moom bu ñëwee macha allah da ngeen dégg yoo xam ne amul fenn la wax fenn amul sax ci archive nationale amul fa boo fa demee doo ko fekk kon nag loolu fii lay xewee ci incha allahu rabi ci web rajo waaw moo xam ci PDS la moo xam ci beneen langue politique bi la da ngeen dégg yoo xam ne musul nañ ko dégg waaw parce que jamono jooju nit ñi dañ daan wax te boobu internet demewul noonu affaire clé USB amul affaire CD sax amul booba ay cassette yu tuuti yi moo am moom la musiciens yi daan defee seen même sur le plan musical sax am na ci ay chansons yoo xam ne ñi ngi fi waaw kon tey bu jamono doxee ba yooyu ñu war ko mën a convertir def ko en MP3 yaakaar naa ne loolu dafay nekk lu am solo loo xam ni dinañu xool sax nu ñu koy planifier ci web rajo bi nit ñi di ko déglu waaw maanaam programme benn nit rek waaw programme un Latif Coulibaly ci ay jamono xam nga loolu dafay neex mi ngi fi de ca Wade un pouvoir l'alternance piégée wala nga les avions présidentiels Latif Coulibaly doon wax yépp a ngi fi yàlla def na ñoom yépp a ngi fi xam nga loolu dafay neex de nga kale ko rek teg ko mu ne yàlla ba ko gars yi sàcc sax yóbbu ko ci internet bi en cher waaye dara l'essentiel est que na egg ci askan bi rek ñu xam li xewoon démb par rapport ak ñi xew tey wala ñu daan wax démb ak tey ñii lii lañ doon wax démb par rapport ak tey loolu ñu tuddee waar ci télévision waaye ñu dinañ ko tuddee waar ci maanaam wax yooyu daal dañ ci liggéey bu baax kon ñu ngi ci sant Aliou Mbarème bu baax en attendant nag ñu dugg suñu table de mixage bi su ko defee nag nee naa leen studio bi pare na léegi moom macha allah suñu gars yi tamit bu ñu ñëwee fii rek jaar fi ma invité leen incha allah rabbi jaa ngeen jëf ba ci kanam.